mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen télévision régionale Prestige TV la gën a fës ca bopp xabaar ya bokk na ci mbootaay boutiquier yi jaay détail doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ginnaaw ba ñu leen tere ñu jaay mburu coowal suuf am ci goxu Mbour kàtt askan wa nag di joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Thierno Mouhamadou Samba Sow ci wàllum njàng mi syndicat bu ñuy wax SETA amaloon na ab set setal ca centre CRETEF bu 10e ngir ndongo yi am bërëb bu mucc ayib xibaaru bitim réew yi ak wàllum tàggat yaram moom mooy ndar képpe xabaar yi ci seen télévision régionale di Prestige TV su ne saay ñu ñëw ci yaatal gi. ñi ñëw ak yéen ci li nga xam ne nag mooy mbas mi di coronavirus niki tey am nañu lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay cas fukki nit ak benn nag ñàkk nañu seen bakkan leeral ak kii di El Hadji Mamadou Ndiaye mi yor wàllum prévention ca ministère de la santé. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett test yi ñu def. téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak fukk ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee. Thiès am na ci fukk ak ñett Mbour am ci fukk juróom-ñaar ci Kaolack ak Touba ñeent ci Dakar Plateau Mbao ak Mermoz ak Yoff ñett ci Derklé HLM Ouakam Point E Sangalkam ak Tivaouane ñaar ci Almadies Diamniadio Diourbel Guinguinéo Keur Massar Mariste Mékhé Parcelles Assainies ak Rufisque benn ci Amitié 1 Cambérène Colobane Fann Résidence Guédiawaye Gueule Tapée Kaffrine Kanel Kédougou Mamel Mbacké Médina Ngor Ouest Foire Patte d'Oie Pikine Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Saint-Louis Thilogne ak Yaraax téeméer ak juróom-ñeent fukk malade si ñi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñeent ñoo nekk réanimation fukk ak benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan fukki fan ak ñaar yi defoon état d'urgence ak couvre-feu bi ci ñaari dëkk yi di Ndakaaru ak Thiès daal dina jeex niki démb ñuy xaarandi na kàddu yu bees ak dogal yu bees jóge ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall jàngat ak Marème Ly. ginnaaw fukki fan ak ñaar yi mu defoon état d'urgence bu ànd ak couvre-feu ci région bu Thiès ak bu Dakar njiitum réew mi di Macky Sall dina jàkkaarloowaat ak askan wi ci li jëm ci yeneen dogal yu mu war a jël ngir xeex mbas mi bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi fësal xibaar boobu askan wi ñoo ngi xaar ci ñu yaatal couvre-feu bi ci yeneen région ndax ci biir région bu Diourbel district sanitaire bu Touba bi bokk na ci juróomi district yi mbas mi gën a laal ci loolu nag benn ndaje dina am tey ci gestion épidémie bi ak saisine bu assemblée nationale waaye bu ñu fàtte rekk ni député yi ñoom ñaaxoon nañu jëwriñ bi yor biiru réew mi di Antoine Félix Diome ci mu yóbbu waxtu couvre-feu bi ba 23h professeur Antoine Malgoire Manga di infectiologue moom dafa joxe xalaatam ci ñu def couvre-feu week-end bi 18h ba 5h du matin ci loolu yépp nag ñuy xaarandi rekk njiitum réew mi ci mu gën a yaatal état d'urgence bi ak yeneen dogal yu gën a diis wala mu oyofal ngir wàllu koom-koom réew mi nga xamante ne mi ngi gën a suux.
xibaar yi yitteel askan wi ñu tàmbalee ko ak boutiquier yi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay bu ñuy wax ABDS ñoom nag mer nañu bay futt loolee nag li ko andi moo di mburu mi nga xam ne dañ leen ko tere ñu jaay ko tey nag lañ doon jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ki yor seen kàddu di Mouhamadou Amidou Deme ñu déglu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. tey liñ fi dajale lu jiitu dañuy massaw nit ñi nga xam ne dañ daan yeew dem ci bitik di jënd mburu ñun ñëpp gis nañu démb ba tey amul benn nit boo xamante ne dem nga ci bitik yi nga ne ñu jaay la mburu ñu jaay la ko lu ko waral nag dafa am benn décret bi ñu wàcc te décret bi baaxul ci population bi baaxul ci ñun ñëpp ñun nag ñu jël ci suñu responsable gouvernement Sénégal jaaroon na fii mu ne na bitik yi jaay détail ci Sénégal nañu bàyyi jaay garab ñun ñëpp ñu xam ne loolu suñu santé la ñu bàyyi ko xaalis jaraluñu suñu santé ñu delluwaat ñu ne na bitik yi bàyyi jaay mbuus ñun ñëpp ñu xam ne loolu suñu environnement la ñu bàyyi ko waaye tey ñu delluwaat ñu ne na bitik bàyyi jaay mburu na bàyyi jaay pain au lait bépp xeet bi ñuy defaree farine buggutuñ koo gis ci bitik ñun nag ci njaboot bi lañ bokk te ci la ñuy teddee te dañoo yor ay kër tey jii kenn xamul ñaata bitik ñoo nekkee ci Sénégal yoo xamante ne dañuy dund ci mburu ñun nag li ñuy wax président de la république mooy kenn du créer emploi rey emploi créer emploi rey emploi mooy bugg créer emploi nga ne bitik yi bàyyi leen jaay loolu mooy nañ tëj suñu bitik toog. fële ca Mbourkat coowal suuf ma nga fay wéy di am loolee nag ma nga am ca diggante askan wa ak kii di nga xam ne mooy ab kilifa buy wuyoo ci turu Thierno Mouhamadou Samba Sow moom nag Thierno Mouhamadou Samba Sow ma ngay xam leen ni boobule terrain moo ko moom te am na ci ay firnde yu leer naññi ñu teewlu ko. man citoyen la Sénégalais la digne Sénégalais kenn ganuma nekk Sénégalais donc maa ngi koy sant yàlla bu baax. téere bi fu ñuy jaar. boo soxlaa teere wala boo waree régulariser maanaam benn teere boo moom yoon boobu rek laa jaar yoon bi benn la amul ñaari yoon amul ñetti yoon amul ñeenti yoon donc yoon bi benn la su fekkee maanaam teere boo xam ne bii ci wàllu procédure lañ koy jaaree ci procédure bi nga xam ne maanaam àddina bi yëpp bi mu xamee rek procédure bi nga xam ne moom lañ ko xamee ci procédure boobu laa jaar kon loolu yëpp alhamdulillahi rabbil alamin fi ñu toog ni loolu yëpp am nañ ko kenn mënul a indil firnde foofu jardin public la mënul a indil foofu espace vert la foofu réservé état la foofu réservé état la woon. Aliou Sow maire sud stade bi bu ngeen demee ca télévision lay wax billahi allazi la ilaha illa huwa keroog bi ma ñëwee ci moom mu war a arrêté autorisation de construire bi ma ni ko Aliou Sow damaa bugg nga xool sa diggante ak yàlla parce que fii barabu jaamu yàlla la soo fekkee dese naa lenn lu leerul lu ñu war a régler maanaam ci papier bi boo ma signalee autorisation de construire baalu ma la àddina ak àllaaxira ci télévision laa jàkkaarloo bépp service compétent bu ma musoon jaar bu ma ñëwee ci yow dama lay wax ne balaa nga may signal xoolal bu baax ndax man fi ma jaar trace bi ma jaar amul li ma dese woon régulariser bul ma jàppale ci loo xam ne li maanaam lu baaxul. téere bi man maa ko moom man jox ma ko sama bopp yàllaa ma ko jox ñi ma ko war a jox ñoo ma ko jox damaa jaar fi ma jaar ba ma am ko loolu yëpp waruñ ko lijjanti seen problème bu doon seen moomeel papa la seen moomeel yaay la wala seen moomeel maam la am nañu droit lijjanti ko mais loo xam ne lii moomuloo ko loo koy lijjante. ñu desandi ba tey ci coowal suuf si ki nga xam ne mooy maire Aliou Sow ñu nga koy tuumaal waaye nag moom ma ngay indi ay leeral di xam le ni moom da caa set wecc. marabu bi li mu bëgg a tabax bu dee lu kii la nañ ko wutali feneen population yi li ñu bëgg mooy retrouver seen espace vert nañ ñoo ko delloo. ndekete ñun moment bi ñuy wax yëpp. jàpp naa ni xëy na wax ju yàqu la woon. ndaxte moment bi ñuy wax yëpp service technique yi mosuñu wax population yi ñu ngi nii taxaw di ma dégg. te dem nañ ñoom ñu recevoir leen. te ñoom ñooy enregistré bail
ñooy def morcellement ñooy def titre foncier donc ñoom moment bi ñu wax ak population bi yëpp ndekete ñu ngi ko ne procédure bi foofu la affaire bi doy waar ba tey nag ñu ne pëcc ci kanam ñu ne wëy dafa am kii dama ni ranch de Doli fàtte naa leen ko wax ci nasaraan moo pon doole loo gis Serigne Saliou Mbacké du moroomu kenn ci ñi fi nekk mais bi coow jógee dafa am maîtrise u jàpp ni population yi li ñu bëgg nañ leen ko delloo comme nag waxi Serigne Saliou waxuma laa beneen doomu aadama bu mën a nekk fi ñu li ñuy laaj dafa simple mooy Serigne bi nee nañu fi ñu ko jox TF d'état la preuve kayit bii ma leen woon defuñu ci commission foncière buñ ko defoon man dama ciy dugg comme responsable wala taala dugg ci comme responsable parce que ñun lañu wax ne ñooy président commission bi mais dañoo bind ni receveur impôt et domaine moo bind ni moom waa ji déposé na ci ñoom pour demander bàyyi ñoom jox nañu kayit boobu nag le service état yëpp instruit ak seen avis ba indi ko ci ñun ñu signé ko bañ ko signé mu dem population yi jóg ñu wax ne waxu espace vert la ñun dañoo revenir sur cette décision pour annuler ko ñu ne ñu lettre du annuler arrêté ñu defar arrêté jox leen donc jàpp naa ne su fekkee volonté defar kese am na waruñoo seet sax ay arrêté la du arrêté mooy population yi jóg nañ erreur am na ci benn procédure dañ ko war a arrêté moo gën tey ñu jàpp ci ay nit di yóbbu ci police ñii di fanaan ci police ba fii ñuy waxee ay xale lañ ci police bi loolu la ñu wax ni moo rafetul li ëpp importance mooy population yi ñoo ni bëgguñu lii fii parce que lii moo fooroon nekk comme population nag nee nañ bëgguñu lii moo fooroon nekk mais ñaata suuf moo nekk biir Thiès yu ñuy joxe waroon koo mën a jox sëñ bi mu dem foofu wala laayal xam ne ñu delloo population yi li ñu moom. bokk yi ñu àddu nag ci li nga xamante ne ni moo jëm ci wàllum njàng mi syndicat bu ñuy wax set moo amaloon ab bésu set setal fële ca centre de formation professionnelle ex-CRETEF bu 10e ba tax na nag ña yore boobu centre ña ngay rafetlu loole daal di ci sànni ay kàddu ñu seetaan leen. activité bi nga xamante ni tey moo ñu fi dajale syndicat bu ñuy wax set ñoo fi ñëw wax dëgg yàlla pour jàppale centre bi jël seen koom-koom jëm seen ay alal ñëw ci école bi vraiment pour defaraat ko. gën koo yeesal samp fi ay fleur defaraat table yi nga xamante ni yàqu na defaraat tablement yi nga xamante ni yàqu na defaraat machines yi frigo yi xam nga centre de formation day am ay cuisinière am ay frigo am ay installation électrique am ay jardin yoo nga xam ne dañ fay soxla ay réservoir et cetera vraiment ñu ñëw ak seen alal ñëw ak seen doole ñëw ak seen ay professeurs yi nga xamante ni ci région yëpp lañ jógee ils viennent de partout nga xamante ni ku ci nekk ci domaine bi ngay yëngatu ñu ñëw pour jàppale centre bi ci leen yàlla man loo ci wàllu seen métier ak ci seen doole wax dëgg yàlla ci turu ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion monsieur Dame Diop ci turu directeur formation professionnelle et technique ci turu inspecteur d'académie ci turu inspecteur de l'éducation de la formation vraiment toute la direction du centre ñoo ngi remercier syndicat bi ci loolu ñu def nii tey pour centre de formation professionnelle. xibaar yi ñëw biir réew mi nag la ca gën a fës di ab opération kaaraange bu waa police amaloon ca banlieue bu Ndakaaru jamono yi nag nit yu bari teg nañu leen loxo ñu ànd ci ak Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak lu tollu juróomi junni ci ay doomu aadama la police teg loxo ci jamonoy couvre-feu bi loolu mu nga amee gannaaw ba polisu Guédiawaye amalee ab opération wu kaaraange lëkkaloo ak commissariat bu Pikine ci loolu lu tolloog juróom-ñetti fukki nit jot nañu leen tëj lañu leen toppee mooy ñàkk a càmmonte ak dig leen kilifa yi ci wàllum couvre-feu bi ci Ziguinchor jàmbaarloo doxoon na ak ndaw ya dëkk ca quartier Néma 2 ak Tekk Derrière sànnante xeer ak lacrymogène doxoon ca seen diggante la ko waral xale ya ñoo baare woon taliba ngir ñu taalal leen lampe boulevard des 54 mètres ya ndax ñàkk leeraay moo waral accident yu bari di fay faral di am jeexalee ko ak sûreté urbaine bu Ndakaaru daal di teg loxo lu tollook fukki nit ak ñaar ñoom ñëpp di ay liggéeykat ya nekk ci kërub liggéeyukaay bi di CCTVA la tax ñu teg leen loxo mooy dañu doon encaissé ay xaalis li jëm ci wàllum visite technique te teguñu ko fenn ba tax na waa police amal ab enquête daal di leen teg loxo toppee leen booloo di def ay ñaawteef. lii
ñetteel xibaaru bitim réew bokk na ci président bu Centre Afrique di wuyoo ci turu Faustin-Archange Touadéra moom nag falaat nañ ko ca bopp réew ma Mamadou Ndione. xibaar yi teel bitim réew ñu daal di ko dooree fële ca Afghanistan mënees nañ jàpp ne dëkk boobee daal mu ngay wéy di xuus ci ay lëndëm la jëm nag ci faat ay doomu aadama démb nag ci dimanche gi ñaari jigéen yoo xam ne nag ay juge lañu nekkoon ca tribunal bu Kaboul ñoom de lañu daal di faat daal di sokki ay bal fetel jëmale ci ñoom xew-xew boobu nag mu ngi am démb ca capitale ba di Kaboul ñoom nag dañoo doon dem liggéeyi yor seen oto laata ñaari nit daal yor ay moto daal di leen dogale daal di nag sokki jëmale ci seen kaw ginnaaw bu ñu faatee seen bakkan nag jamono yi daal kenn daal revendiquul ne ñoom ñoo faat ñaari juge yooyee waaye nag xel ya yëpp daal dem nañu nag ca taliban yi xam ne kañu faat foofu nag ñoom lañ koy faral di askane. jóge Afghanistan dem fële ca réewum Centrafrique ginnaaw bu ñu amaloon seen vote yi ca bésub ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci atum 2020 cour constitutionnelle ba nag daal dina jëbbal askan ba résultat yi ñu gis ne nag vote yooyu bi ñu paree nag ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca ku jëga bañoon nag résultat yooyu ba tax na nag cour constitutionnelle daal di nag dàkk seen recours yooyee xamle ne daal ki nga xam ne mooy Faustin-Archange Touadéra moom nag moom la ñu falaat mu daal di gagné élection yi ca xaaj ca sumb bu njëkk ba ginnaaw bu mu amee lu tolloog 53,16% ca xob ya ña xam leen ni mel nag wala ka xam leen ni mel mooy présidente bu yore wàllu juridiction suprême di Danielle Darlan mu ngi ko xamle nag tey ji ci altine gi yemoo ko fukki fan ak juróom-ñett ci weerub janvier. jeexalee xibaaru bitim réew yi ak Tunisie ñu gis ne nag ay ndaw daal démb ci dimanche yi jàmmarloo nañu lool ak tàggat der yi ñoom de dañoo doon bañ couvre-feu bi nga xam ne dañ ko jëmmal ca réewum Tunisie googu ñu jàpp ne nag démb moo nekkoon ñeenteelu guddik jàmmarloo yooyu xam ne dox na ci diggante takk der yi ak ndaw ya xeexoo yooyu sax nemmeeku nañ ko it ca yeneen région yu bari ca biir réew ma tey ci suba nag ci altine gi kilifa yi daal dinañ xamle ne ay ndaw yu bëri daal teg nañ leen loxo ndax dañoo laale ca xeexoo yoo xam ne ñoo am démb ca Tunisie doxoon diggante ndaw yooyee ak way takk der ya. wàllub tàggat yaram nag Waly Dane ak Gazelle bu Kédougou dañoo témboo ku ci nekk dugal benn bal ci sa camp morom boobule jongante nag nekkoon jongante bu neex nag ku ci nekk daal di def sa kéemtalaay kàttan kii di Sele Dieng moo tàggat xale yi Waly Dane ma ngay am contentement ci ay goneem. da nga naan bon kii damay ñëw rek gagné ko romb te football du loolu football moom c'est des occasions qu'il faut mettre au fond donc tey le contenu par rapport ak 2 matchs yi nga xam ne moom lañ joué tey laa gën a content ci sama contenu match mais maintenant je ne suis pas content du résultat football moo demee noonu maintenant li ci am mooy gagné lañ bëggoon nekk suñu dynamique de victoire mais tey Kédougou boo ko gisee xam ne dafa defaruwaat. naataangoom bii di Papi Cissokho nag moom mi nga xam ne moo andi woon waa Gazelle de Kédougou ma ngay rafetlu boobu lay jongante te di tagg ay adversaire am di xam le ne ay équipe bu mag lañ. waaw mooy li ma doon wax rek xam nga match bi dafa di maanaam premier bi di Waly Dane de Thiès moo doon rencontré Gazelle nga xam ne moom moo jël ndaare ci groupe bi donc xam nga match boobu amul sax werante amul sax jëm ba ci kanam donc Waly Dane mooy favori mais comme ñun suñu entame de match dafa jafe woon et puis comme ñun suñu entame de compétition dafa jafe woon et puis tamit ñun dañu am modèle de jeu ñun dañu am projet de jeu boo xam ne ñun adversaire bi loo mënta indi dinañ ne lii la ñuy football quitte à ce que nga gagné ñu de mais xam naa à long terme di ñu gagné tey di ñu gagné suba mais ëllëg dinañ atteindre suñu vitesse de croisière te boobaa dinañ commencé voilà gagné mais nag équipe Waly Dane bi maa ngi koy jaajëfal parce que am na lu leen seen entraîneur jàngal te ñu ngi koy déroulé bu baax parce que ñun malgré que ñun adversaire duñ la xaar ñun même terrain jàmbur dañ lay pressé donc Waly Dane dañ koo pressé mais malgré tout dañoo yéem a teg bal bi football. daaw bi ngay jeexal championnat bi yaa jëloon premier. waaw ren nga commencé am tuuti jafe-jafe. waaw xam nga ñun Kédougou suñu préparation dafa métti
maanaam ñun amuñu woon terrain bu ñuy préparé parce que saa ñu préparé rek gars yi yónnee ñu police ñëw jëlee ñu fa donc finalement dañ doon laqatu ci ay poche lañ doon entraîné bu ñu entraîné woo tey fii suba ñu demaat feneen di entraîné wu donc ce qui fait que ni amuñu préparation bu baax mais deuxièmement aussi Kédougou du je ne sais pas du Mbour wala du feneen Kédougou dafa sori keroog ñu ngi jóge foofu àjjuma 22h lañ fa jóge ñu ngi fi egg 11h30 du matin donc te tamit ba léegi Kédougou li jëm ci investissement football dafa des donc Kédovin bëgg na football foo fekk Kédovin mu ngi seetaan football mais li jëm ci par exemple comme ni mu amee fii Thiès gars yi di yëkkati seen xaalis di ko def ci football non amul ñun amuñu prime de match amuñu salaire amuñu dara. ci waxtu bu njëkk bi ñu fàttali ne ci footballu jigéen ñi Doraat bu Mbour dóor na Tigres bu Thiès juróomi bal ci ñaar Kumba Mbooco bu Mbour moo daal di dugal juróomi bu yëpp. mbokk yi li moo nekkoon xibaar yi ci altine ji ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.